salaamaaleykum les amis internautes kontaan ci yéen ak am mbégte jàkkaarloo ak yéen ci seen émission leeral hip hop Galsen tey nag ñu dalal ay ndaanaan yi ñu xam ne ñi ngi jóge fii ba la Petite Côte di Mbour ñu leen di wax waa Akhlou Brick Paradise tey ñoom lañu dalal ci sunu émission leeral hip hop Galsen bii di deuxième numéro damay def loolu rek bàyyi sama gars yi ñu daal di nuyoo ak mbokki internautes yi. ayca yàpp sama gars yi ñi ngi nii ñoom la ñu war a waxtaanal tey du ma def rek lu dul nuyu leen léegi kan lay njëkk a nuyu ci yéen ñaar Ara wala Dayzan. Ara Arafat naka la. waaw salaamaaleykum internautes yi di seet ñi ñuy seetaan ñëpp ci leral.net donc ñu ngi leen di nuyu hiya Arafat King Maker Super Song Maker donc maa ngi leen di ziar yi ñëpp di seetaaw ñi ngi seetaan yëpp jaay. ayca Dayzan. ok di wax salaamaaleykum di nuyu internet yëpp ñi nga xamante ni tey ñu ngi suivre leral.net di wax ni lii site bi moom it suñu site la quoi encore une fois di wax ni c'est Dayza Kala from Akhlou Brick Paradise Serigne Sénégal wu sëb. ayca Ara lan moo indi turu arabe bi. waa arabe yi donc ci Arafat la jógee parce que man ñu ngi may woowee Arafat mais ñu dagg ko def ko Ara yenn saa yi nit ñi di wax Arafat ñi di wax Ara. ñi di wax Mr Ara ñi di wax lu nekk donc Ara boobu noonu ci Arafat la. ci Arafat la jógee donc question yi dama koy partager gars yi su ma laajee kii lii dama koy laaj parce que ñoom ñaar ay cheikh lañ donc noonu lay demee Dayza Kala kon gars yi dañu def rek dugg ci waxtaan bi xam nga xuus ci bagage yi xam nga dugg ci mbóoti gars yi lijjanti bagage yi lépp xam nga Mbour ba Dakar fépp la ñuy dugg xam nga yéen a ma gën a xam quoi. allez première question bi mooy lan moo indi turu Akhlou Brick Paradise. yéen ñaar kan moo ci tontu ci question boobu yéen. waaw Akhlou Brick Paradise li ko indi dañ koy wax fu nekk donc Akhlou mooy lii ñu nekk ñu def nii Akhlou mooy jotaay moo arabe la boo xamante ni mu ngi firndeel rassemblement di firndeel jotaay ak ñooñ loolu mooy Akhlou léegi brique bi ñu ngi ko indi woon ci ba ñuy nekk xale ñu doon wax bu ñu doon def benn affaire naan teg si brique naan waa mais nañ ko def brique amul ragal donc foofu la jóge woon. ñu dem ba firndeel ko ci loo xamante ni nag mooy définition parce que lépp loo xam ne def nga ko rek il faut nga mandargaal ko xuus ci xam bu baax la lay firi donc ci lañ xamee ni brique aussi mooy base mooy solide mooy lépp loo xamante ni yaa ngi koy tabax rek brique ci brique lay déparé même booy defar sàkket sax di nga jël bant bi dugal ay xeer defar pour mu dëgër donc loolu lañ jël def brique pour nga xamante ni suba mooy nekk ay immeuble mooy la ñuy tabax waa donc ok léegi mu nekk aljana satisfaction donc boo satisfaire rek yaa ngi dund aljana yaa ngi heureux donc loolu mooy Akhlou Brick Paradise mooy groupe boo xam dañu rassemblé wu qui tente vers la satisfaction donc loolu la donc sama gars yi kon yéen a ko déggandoo Akhlou Brick Paradise ñoom la ñu dalal tey ci seen émission leeral hip hop Galsen donc question bi may posé waat mooy que dañu gis ci seen ay son même ci seen ay vidéo une certaine complicité yéen ñaar da ngeen yàgg ànd depuis kañ. waa depuis xale ñun ñoo bokk primaire donc moom moo ci gën mën wax parce que moom moo jugee Kaolack fekk si ma Mbour donc ay ca Dayzan waxati waaw loolu moom boo ñu ci waxee aussi dañuy sawar pour di si wax parce que depuis qu'on est ci enfant du ñun ñaar kese on est ci man la moom ak nos amis qu'on salue de passage muy Cheikh Biggi Niass ak comment dirais-je il y a d'autres gars yoo xamante ni bokkoon nañ ci ñu doon def benn jataay di saaraawlaale ci staff bi di wax ni depuis que man Kaolack laa juddoo mais Mbour moo ma def ni ma mel parce que école primaire laa fa ñëw di jàng man ak moom ñu bokk classe bi ak yeneen boy ñun ñëpp ñuy ànd daal di fay xamante fa lañ tuddee ay Brick Boys xam nga di ànd bokku école secondaire après si la ñuy dem def fa ba troisième après si la ñuy àndaatee seconde ba terminal jógee terminal demaat ba université ñu ne déetawaay aussi ñu bokk li nga xamante ni tey moom la ñu gëm muy Maulana Cheikh Ibrahim Niass muy suñu sëriñ ñu bokk li nga xamante ni moom mooy faydu bi ñu bokkaale ko en même temps donc aussi on peut dire que ni lu ñu boole moom romb na rap quoi c'est ça waaye. en fait li leen boole romb na rap mais aussi il faut ngeen wax ma aussi lan moo leen poussé ngeen dugg ci rap et puis comme affaire bi groupe la woon groupe bu xaw a yaatu donc après yéen ñaar ngeen xaw a démarqué def seen groupe bu xaw a nice nii xam nga gars yëpp apprécié donc lan moo leen poussé à ce que yéen ñaar ngeen génn dem créer seen groupe Akhlou Brick Paradise pour def rap. waaw ñun yàggoon nañ par exemple depuis ñu nekk booy lañ commencé woon di fooye rap surtout que
juste que bañ officialiser ni lii lañ bëgg a def comme métier lii lañ bëgg a def comme liggéey muy musique loolu moo yàggul mais def nañ ko nekk nañ xale di ko fooye boo seetloo ñun ba ñuy def suñu 6e secondaire ci lañ doon dem ay concert yoo xamante ni boobu ñu ngi gën a nekk ay tout tànk man moom ak yeneen gars parce que nekkul woon ñun kase ñoo formé woon Brick Boy amoon na yeneen nit yoo xamante ni ñoo si nekk récemment ba ñuy taaxalikoo ki nga xamante ni moom lañ mujjee séparé ndool yàggul c'était en 2009 donc voilà te kooku 2011 te kooku après ci la dem Espagne commencé évoluer pour juste dire que ni ñun yàgg nañ di def loolu te bañ koy def c'était affaire foo moo ñu si dugalul parce que 6e secondaire xale nga booy def benn affaire defagoo ci loo xamante ni joxe nga ko am na ñoo xamante ne da nga leen di xam ñu nekk kilifa ñu naan la pourtant man raboon na mais kooku da ngay xam ni mooy rab boobu nga xam ni feeñu ci fenn kenn xamu ko ci donc ba ñuy def 6e noonu la meloon ba ñuy def 5e ba ñuy def 3e tew biir université Cheikh Anta Diop ñun ñoo ko tegoon ak suñu propre moyen en 2011 après ñu def aussi beneen concert beneen année bi ci ñëw donc loolu moo def lu fekk ñu def concert yu mel ni biir université Cheikh Anta Diop nga xamante ni Sénégal en miniature la ñëpp ñoo fay daje donc loolu aussi def na après ñëpp commencé di intéressé wu ci groupe bi de même aussi ñu génne benn son muy ñun la Boy Kane génne sama choice génne Sénégal les donc mu nekk travail boo xamante ni nekkul dañu ñëw rek siiw nii en tant que Akhlou Brick mais dañ ko job depuis ñu nekk ay boy depuis ñu commencé di def musique parce que def nañ fi ay vidéo yoo xamante ni comme sama choice par exemple indi na benn éclat ci musique sénégalaise donc ñëpp xam ni donc musique mën na am beneen facette ñuy wax ak jigéen ñi mën na am leneen ñu def yeneen sound yoo xamante ni suscité na réflexion nit ñi ñu xam ne musique mën nañ ko xoolee beneen bët donc loolu liggéey nañ ci bu baax te loolu moo def tey Akhlou Brick li mu doon. loolu moo def Akhlou Brick li mu doon donc yéen yàgg ngeen ci rap bi mën naa ko wax ma tegee li ngeen fi wax yépp donc am ngeen benn appréciation ci rap bi Sénégal rap au Sénégal fi mu toll jamono ji bu ngeen doon def seen appréciation bu fait lan ngeen di wax ci rap bi fi jamono bi mu toll ne dañuy wax rek ni appréciation bi am na jéego am na tànk donc aussi mi ngi avancé suñu ko waxee mooy bu ñu demee bay gis au niveau de la télé tey ñi nga xamante ni ñu ngi organiser sax ay concours way jël xale yi di leen instaurer pour ñuy def li nga xamante ni moom mooy hip hop parce que auparavant mbalax rek lañ doon def da nga mu ngi avancé mooy boo demee ba nga xamante ni yaa ngi gis nouvelle génération bi ñeme dem ci stade di ko remplir mi ngi avancé mooy tey jeunesse bi képp koo gis boo laalee téléphone am hip hop nga ciy fekk mu ngi avancé mooy jeunesse sénégalaise bi déglootul sax booy seet américain bi tey boo taalee téléphone am nouvelle génération bi hip hop Galsen nga fay fekk ou bien hip hop Galsen ci boppam nga fay fekk boo fekkul sawnu Dip Doundou Guiss wala Elzo whatever rappeurs yi Ngaaka Blindé ñëpp da ngay ñëw fekk seen son yi au niveau juste téléphone xale yi kon ñu xam ni hip hop bi actuellement mi ngi commencé avancer idem que yenn concerts yi écoles yeeg seen ouverture foyer yi dañ lay woo ainsi de suite producteurs yi commencé ak promoteurs yi je peux dire commencé di ñëw di investir ci hip hop mooy di jël gars yi leen yóbbu à l'extérieur ñuy commencé di prester wu nga xam ni kon fu mu toll ni affaire bi mu ngi commencé di international donc dañuy waxagum nag ni actuellement mu ngi ça marche mais aussi fas lu mu gaaw du tere ñu wax ko aussi Ali. ñu tee ñu wax ñu làbbali ko quoi dóor ko ay yar xam nga mu xaw a yëkkati tuuti dóor tànk yi mu xaw a dëgëran donc kon ni nga ko waxee foog ñu làbbali quoi su fekkoon tey dañu am lu ñuy changé ci rab bi la lay doon jamono bi. loo xam ne naa rafetul quoi bëggu leen ko gis ci rab bi di fu ngeen amoon baguette magique tey da ngeen ko ci daan tëf loolu jeex mu nice quoi lan lay changé. waaw bu nekkoon comme par exemple man li ma ci xalaat mooy dafa amoon loo xamante ni war nañ ko war a mën a changé ci rab bi mooy mauvais esprit bi nga xamante ni moom lañ yor quoi c'est-à-dire que ni xaw a tënk suñu bopp. On a un esprit boo seetee très fermé là-dessus on a la complexe boo xamante ni day mel ne comme par exemple ngay rap ñu ne kii mbalax lay def wala kaboloof lay def wala jazz lay def genre fu mu toll ni musique fi mu toll mooy faire apporter tous ces touches ñoom ñëpp ñu ñëw contribuer ci li nga xamante ni moom ngay def pour nga mën a am couleur donc tey man bu ma doon sànni benn affaire rek mooy ñu bàyyi comparaison bi bii daa dëgër ou bien bii dafa nooy loolu kese moom. Ara lay wax ci loolu li ñu war a changer ci rap bi. ok man li may wax ci côté boobu mooy que
par exemple musique sénégalaise am na jéego comme ni ko déjà waxee am na lu bëri loo xamante ni am na mais changement bi mooy que ni dafa am conflit de génération ci mouvement hip hop te loolu noonu ñun dañ ci am responsabilité bu mag par exemple ñun ak ni ñuy gisee ñoom li ñuy def ak ñoom ni ñuy gisee ñun li ñuy def ñun ni ñuy critiquante suñu biir te mu nekk ay critiques gratuites loolu noonu c'est mauvais par exemple tey jii hip hop bu gën a màgg ci état bi gën a màgg ci état yi nekk ci àdduna bi yëpp mooy hip hop américain te tey boo demee si ñoom par exemple lépp loo xamante ni ci côté critique la nekk ci showbiz lañ ko teg par exemple il faut sénégalais yi update seen bopp xam ni showbiz mooy critique ci showbiz lañ ko war a teg mais pas si haine par exemple pas si haine pas mu àgg si violence boo xamante ni mooy tax tey jii suba mu jur leneen donc loolu benn point la boo xamante ni na hip hopeurs yi gën a yeewu si loolu xam ni loolu pour showbiz kese la war a doon ma am lu ma piqué kenn am lu mu piqué na yem ci showbiz ne clash loolu rek moo tax ñu naan clash pour mu créer showbiz parce que tey jii leeral.net yaakamtiwul lu dul Akhlou Brick am lu mu sànni mu jël ko parce que loolu mooy yokk ay vues am loolu mooy yokk tey jii ñi nga xam ñoo koy seetaan ñu am dara donc man maa ngi may xaalis leeral.net donc loolu la war a nekk loolu lañ ko war a delloo te yéen da ngeen ci am rôle bu mag tey jii am na beneen affaire bu ñu war a changer mooy nañ ko def showbiz yéen ngeen bokk si il faut hip hop bi xam ni leeral.net xam ni moom si showbiz hip hop la bokk keneen ak keneen xam ni ci la bokk parce que loolu mooy tax suba ñu ne industrie lañ yor parce que industrie du benn man may rap rek parce que man may rap génne ko yàgg na fi mais lan mooy tax mu nekk industrie lan moo tax ku ne mën ci bénéficier wu loolu nañ lañ war a xoolaat donc pour man loolu mooy li ñu war a apporter ak li ñu war a yokk ci li nga xamante ni moom mooy avancer musique sénégalaise. donc leer na il faut ñëw industrialiser rap bi fii ci Sénégal ba ku nekk gis ci boppam mu bañ a nekk rappeur bi kese mais mu nekk keneen koo xam ne sax mu ngi ci bedd bi moom tamit mën a bénéficier wu ci li nga xamante ni moom mooy rap Galsen di fàttali rek que yéen a ngi ci seen émission leeral hip hop Galsen mais beneen question Dayzal dañu gis que yéen en fait hip hop bi xam nga gars yi dañuy ñëw di xaat di dóor xam nga yuuxu fii musique bi xam nga même son yi xam nga day xaw a xaat quoi mais da ngeen ñëw rek lëw lu tax ngeen choisir en fait ton boobu noonu quoi mu lëw pourquoi ngeen choisir loolu quoi mu lëw tuuti. c'est-à-dire que loolu duma mën a bon je peux dire comprendre naa fi li nga bëgg a wax xanaa ma leeral rek ni la ñun ñoo nangul ñëpp waaye ñëpp mënuñ ñoo nangul. waaw loolu moom mooy problème te bu nekk boo seetloo ba seet man su dee lëw rek moom mooy def 2 millions de vues dinaa continuer di lëw de waaw parce que man loolu lay chercher actuellement. da ngeen jàpp ni gars yi lëw lañ bëgg. waaw c'est-à-dire que ni bu nekkee ni lëw moom mooy def loolu dinaa continuer di def loolu mais je peux rassurer que ni c'est pas seulement dañuy def li nga xamante ni lu lëw la ñun ku ñu xam ci hip hop benn exemple bu ndaw daal rek jox suñu clip Béni Alléluia boo xamante ni. real hip hop ku déglu rek da ngay xam ni affaire bi mi ngi noonu juste que ni ñun problème bi nga xamante ni amuñ ko ci dañoo jàpp rek te que ni courant bi nga xamante ni mooy tàngal four bi moom mooy seddal frigo te pourtant courant la rek das hip hop lépp loo xamante ni sentir nga ko ci li nga xamante ni da nga koy def ci sa musique avant tout l'art d'abord c'est toi yow la li ngay sentir la boo ko génnee ba pare nga jox ko nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy spectateurs yi ñoom ñu xool ko te bu ñu ko xoolee après dañuy sentir comme ça ñu joxe seen appréciation nag ça ne veut pas dire que c'est toujours négatif parfois toute critique est positive noonu la ko nit nag dul xamee mooy bu la nee baaxul dafa bëgg nga def lu baax bu la nee baax na daa bëgg nga gën a yokk sa loxo rek mais nous savons que ni su nekkee comme par exemple lëw rek moom mooy tax ñun yéen a ko publier boo seetee ni ñun ñoo battre record hip hop Galsen depuis que hip hop Galsen a été hip hop Galsen depuis 1988 année bi nga xamante ni sax je peux dire que ni si laa juddu boobu ba tey mënta fexe ba accéder ci niveau boobu noonu tey Akhlou Brick moom moo ko fa yóbbu loolu yaakaar naa benn pas la te su nekkee si noonu la ñuy continuer si noonu la ñuy gën a ko si. Ara. waaw mais li mu wax mélange la par exemple tey jii. yi ma doon li question bi nga mujj posé day laal sax ak bi nga posé léegi mooy sénégalais yi ni ñi concevoir musique par exemple ñun tey jii nit ñi dañuy juger ñun li ñuy def mais ñun sax mënuñ juger li ñuy def
parce que li ñuy def tellement dafa naturel ba ni mu ñëwee rek lañ koy defee amul dañ ciy xalaat nit ñi jëlee ko nii wala par exemple ñun amuñu problème boobu suñu musique nu mu ñëwee ci ñun rek ñun noonu lañ koy génnee jox ko nit ñi tey ji ci te bu génnee dina am comme intéressé parce que nit ki état boo toll am na sa doomu aadama bu toll noonu fépp fooy waxee am na ku ko mën a waxee mais peut-être da ko mënul wax donc ñun noonu la ñuy defee dañuy wax rek ku mu neex ak ku mu naqari yëpp ñu dégloo ko ñi ko bëgg jël ko ñi ko bañ ko jël noonu la àdduna di doxee te ñu jàpp beneen affaire mooy mélange tey ji tey dama lay wax hip hop yi gën a mag ci àdduna bi hip hopeurs yi nga xamante ni tey ji peut-être ñoom lañ considéré comme ñooy hip hopeurs par exemple ñoom lañ considéré comme hip hopeurs yu mag muy ay Jay-Z et tous ces rappeurs là ñooñu ni ñuy concevoir musique mooy mélange par exemple musuñu jël hip hop ba mu juddoo tuddi hip hop du màgg di nekk hip hop di màgg di nekk loolu kese day identique mais identique bu ànd ak mélange tey ji mélange boobu mooy lan mélange bi nga xamante ni hip hop day dem bay indi jazz nangul ko boole ko ci biir indi funk boole ko tey ji le Kendrick Lamar ku ko gis li muy def da nga xam ne lii rap la bu am funk nga gis kii di rap mu am jazz par exemple ñoon ci jazz la ñu yaroo doon nekk xale ñu leen di tegal ay jazz ñun ci lu ñu yaroo ci mbalax ci ngoyaan ci leneen fii ak ñun nanguwuñ li nga xamante ni mooy daw suñu deret li nga xamante ni moom la ñu mooy premier instrument yi ñu acquérir ba ñu juddoo fii ak nanguwuñ di ko mélanger ak li nga xam ne mooy hip hop identique bi ñu am pour mu du mës a jaay ci gaaw fii ak nanguwuñ loolu duñ jaay dara te duñ ko mës a jaay loolu man la ko wax fii léegi mélange boobu même ndox sax ndox nga xam ne moom ngay naan boo nanguwul ni H2O la rek doo ko naan boo nanguwul ni li hydrogène la ak oxy nu mu tuddati fii ak nanguwoo ko lool doo ko naan donc pour wan la ni la doomu aadama bi lépp lu muy utiliser mélange la donc il faut ñu nangu mélange boobu te loolu la Akhlou Brick di def nit ñi mënuñ ko concevoir mais fii ak des années buñ demee ba mélange boobu di jaay ñëpp dinañ ci topp pour jaay. nit ñi sax certains si nit yi. ñoom ñoo koy wax mais du ñëpp quoi non bu ñuy wax. duñu ko nangu rek. yaa 2 millions de vues ay rebaux yu ko doon seetaan la mais ay nit ñoo ko seetaan nangu ko like ko aimé ko donc dafa am benn partie nit yoo xamante ni peut-être mënuñu ko nangu donc tey loolu benn réalité la au niveau du Sénégal boo xamante ni peut-être nit ñu bari yàgg nañ di kaas waaye non man lii laay def lii kenn ku ci nekk nag tu as le choix de le faire loolu mooy loolu mais tamit laisse l'autre tamit de faire ce qu'il veut c'est ça. ok laisse l'autre faire ce qu'il veut ñu continuer ñu ngi ci seen émission leeral hip hop Galsen donc beneen question yéen seen i texte dañuy dugg ci côté texte yi parce que texte yi ba fait man dégluwuma yëpp mais li ci ëpp mbëggeel lay wax xam nga mais est-ce que di ngeen plaider pour la cause de Mbour fa ngeen jógee mooy la Petite Côte est-ce que yéen a ngi fay waxal ñi nga xamante ni les sans voix est-ce que yéen a ngi leen di waxal ci problème yi ñi am foofu noonu ci bépp côté est-ce que yéen a ngi def loolu. ouais ñun par exemple lii nii mën nga ko poser parce que dëkkoo fa mais tey jii Mbour waaye amatuñ problème pour xam ne Akhlou Brick Mbour waaye duñu juger ni am nañ taxawaayu biir Mbour par exemple même bu dul dara sax dañuy def loo xamante ni ay reconnaissance la ñun ñu def ñu ay deuxième personne ci Mbour ci loo xamante ni lépp ci ay reconnaissance la donc am nañu reconnaissance boobu suñu dëkk te fépp fu ñu taxaw suñu dëkk xam nañ ni ñoom la ñuy représenter te ñoom ñu ngi ñuy ndamoo comme ñun ñu leen di ndamoo donc loolu amatul problème ñun nag nekk nañ groupe boo xamante ni on est très social ci li nga xamante ni moom la ñuy dund par exemple même ambassadeur lañ sax ci yenn organisation sociale yi nekk ci dëkk bi yoo xam ne ñun ñooy taxaw di leen waxal ñun ñooy taxaw di leen defal muy pépinière muy lépp loo xamante ni dañ koy def foofu donc ñun nekkatuñ ci problème est-ce que Mbour ñu ngi koy taxawal wala mu ñuy taxawal loolu moom dépassé nañ ko parce que ñun ci loolu lañ dëkk dañuy def sax ay concerts yoo xamante ni gratuitement wala luñ ci am ñu def ko ci ay nit yu fa nekk def ko ci ay organisation yu fa nekk donc loolu ñun ñu ngi ci taxaw bu baax donc loolu defe naa loolu laa amoon. déjà amul loo ci wax. loolu am naa loo nga xamante ni bëgg naa ko ci wax mooy que ni parfois quand j'entends dire que ni est-ce que vous n'êtes pas la voix des sans voix donc dama koy nangu quoi mën nga nekk la voix des sans voix mais actuellement dans ce monde actuel dañu tollatul foo xamante ni. dafay am loola naqar rek sa buntu kër taa nga génn sama buntu kër taa na dégg état bi wax ci
non c'est pas ça engagement boo koy dégg c'est par des actes yaakaar naa nag ñun actes yu ñuy def moo ëpp peut-être sax ci son bi nga xamante ni foofu la ñuy def et que aussi parfois j'entends des gens vous n'avez pas de son engagé mais pour un son engagé la motivation fait partie de l'engagement j'espère bien bu nekkee jàng nañ ndax nit koo motiver mu engagé wu pour dem defi dara on a un exemple de c'est possible tey c'est possible boo ko xoolee rek jeune bu jóg bu toogoon rek war nga war a mën a xalaat ni loo bëgg a doon mën nga ko doon parce que noonu la sa waay doon waxee naan I have a dream ay yes we can ngay gis ay concept yu bari bari tey un Akhlou Brick bu génne c'est possible pour wax la ni la carrément leeral point net mi mën na dem ba nekk télé tey mën na dem ba jéggi te pourtant war na mën a nekk lan la da nga koy gëm aussi mu comme li Ara di wax rek yemul mbuur quoi mooy dem rek di def acte yi di jàppale nit yi yemul mbuur avant que ñuy jógee université Cheikh Anta Diop c'est des exemples yoo xamante ni c'est précis et palpable même si télé bi que acte yi ma lay wax rek au moment où ma doon dugg université il y avait des étudiants yoo xamante ni ils n'étaient pas orientés te pourtant ils ont eu leur bac te bac c'est un diplôme universitaire le premier droit fondamental de l'homme c'est le droit à l'éducation ñëpp xam nañ ko donc mu nekk loo xamante ni kaas nañ ko te à cette année yooyu dañ koy kaas taxaw di orienter ay étudiants yoo xamante ni y avait le chiffre même 1619 bacheliers nga jël orienté tey étudiants yooyu kenn ku ci mën a nekk président de la république di nga ne peut-être Akhlou Brick contribuer nañ ci li ma nekk étudiant parce que bu dul woon ak moom année boobu du nekk ci terrain bi kaasal ñu bañ a orienté ñu est-ce que vous avez vu donc mu nekk benn affaire boo xamante ni nii nekkatul ci génne son bi ne sama buntu kër taana man sama buntu kër bu tilimee du état moo ko tilimal sama kër moo ko tilimal wala kër gi mu dendal donc mieux vaut que ma wax ak ñooñ que ma war a mën a wàcc ci terrain bi rek naan lii la donc affaire bi j'espère bien que ni c'est plutôt des actes parfois que des paroles quoi. Akhlou Brick Paradise la voix des sans voix mu am lu xewoon Mbour temps yële passé muy naqar bu tiis amoon fii ci stade Demba Diop yéen ngeen jóge Mbour ngeen bokk Mbour seen base nekk Mbour est-ce que yéen a ngi xalaat wala defar benn affaire boo xam ne si benn son pour rendre hommage nga xam ne ci ñoom ñoo ñàkk seen bakkan fële ci Mbour ci stade Demba Diop ci final bi nga xamante ni moom moo doxoon ci diggante ñu tuddati Wakam ak stade de Mbour donc est-ce que yéen a ngi xalaat wala sinon bu ngeen ci nekkul ci defar benn son pour rendre hommage à ces disparus. ok donc balaa ñu si wax dañuy masawu victimes yi masawu ñi nga xamante ni seen famille par exemple di ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ci génn àdduna yàlla yërëm leen te xaare leen aljana donc ñu ngi leen di jaale seen famille yëpp di wax que ni rek nekkul par exemple son kase mooy acte ci li nga xamante ni xew na ci doomu aadama ñun souvent dañuy xalaatee ni nga xamante ni moo gën a nice te mooy gën fuuf. mais yéen comme ci mais yéen comme ci rap ngeen nekk affaire yooyu xam nga donc war ngeen mën a li ngeen di yëngu aussi ngeen mën ci war ci mën rendre hommage def nañ ko tey jii def nañ ko muy mel ni benn ñun ba affaire bi amee une semaine après ñun ñoo nekkoon journal rappé doon def benn di def interview defaale ci loo xamante ni di wax ci cas boobu la mais lépp loo gis rek am na bu gën am na bu gën a gën tey jii li nga wax nii moo gën mais bi gën a gën la ñuy def ñu bi gën a gën nag mooy que ni dañu xalaatoon te ñu ngi si bu baax a baax par exemple dimbali mu nekk xaalis mu nekk dara loo xamante ni luy dem seen famille la te loolu noonu ci concert rek lañ ko mën a def nit ñi ñëw paas ñu wane ni lii kat œuvre yi lii wala li ñu am fii foofu la jëm te loolu lañ nekk di def ak yeneen artistes yoo xam ne ñu ngi nekk di waxtaan ci ñoom ci loolu noonu def ko stade Caroline Faye dimbalee ko ñooñu donc ci loolu lañ nekk pour wax ni loolu moo gën a gën fuuf bu boobaa ñu rendre leen hommage seen tur yi nekk ci image yi seen waa lu bëri daal incha allah. yaa ma gën a xam. fi may dikk rek mooy que ni c'est très important ce qu'il vient de dire te loolu aussi yàgg nañ ci nekk mais li ma ciy souligner rek mooy mieux vaut que ñu jéem a sensibiliser la population sénégalaise parce que li dal Mbour nekkul Mbour rek la mais mën na nekk Sénégal gi yëpp la quoi parce que amaana sax ay nit doomu aadama yu jóge Wakaam am ci ay mbokk ci ñi dee pour ñu ñëw jaale si parce que Sénégal dafa tuuti ñëpp xamante nañ est-ce que yaa ngi comprendre li ma lay wax donc mu nekk benn affaire boo xamante ni lépp làmmiñ la booy seet bët am na lu muy xool fi mu yem rek la mën a xool
tànk fi mu yem rek la mën a dox nopp aussi fi mu yem rek la mën a dégg bakkan tamit la mu mën a respirer rek la mën am na limite yaa ngi comprendre mais dafa am kenn koo xamante ni fa mu mën a àgg sori na sori boo xamante ni loolu tax yàlla wutal ko 32 militaires muy ay bëñ sécuriser ko muy làmmiñ parce que làmmiñ moo rek moo mën a wax benn mot mu indi guerre ci àdduna donc kon il faut kon làmmiñ boobu balaa dara di ci génn ñu koy xool di ko xoolaat loolu lépp làmmiñ la muy côté nit yi propagande ci benn affaire buy xew ay du sedd ay du def lii ay wóorut ay lii donc loolu mën na def nit ki benn affaire mu yee animosité am ci biiram mu mën a jóg pour dem pour mën a xeex nit mën na ñëw xool nit toog nga jóge dëkk Mbuur ñëw Dakar ñoo la waaye bi ngay ñëw da ngaa paas ngay ñëw esprit wu waaye ñii daal xaaral ma defanteeg ñoom parce que loolu ci làmmiñ la jógee donc kon làmmiñ buy génnati nay xool bu baax lan lay génn Arafat wax na ko keroog entre Allemagne ak Brésil seen final bi 7-1 la te gisoo xeer jóg brésiliens yi dañ doon jooy mais gisoo mu ko xeer jóg donc Sénégal comme que ñun ñoo ko bokk pourquoi ñun ñuy xeex ci suñu biir war nañu war a mën a dépasser que ça soit politique que ça soit hip hop parce que tamit si football lañ ko gis suba mën na nekk ci côté comme Arafat li mu doon wax clashante boo xamante ni day indi haine su indee haine diw fan si diw dem xeex rayante am ci donc yooyu yëpp mën na ci am donc comme que affaire bi làmmiñ moo koy waral nañuy xool làmmiñ boobu mu bañ a traverser parfois militaire am yi nga xamante ni ñoo ko sécuriser muy ay bëñ. wax nga ko léegi clash mënul ñàkk sax ci rap parce que comme ni ma koy faral di waxee moom mooy def charme rap il faut ñuy clashante affaire yi mën a neex quoi mais ngaa ko def leen clash yéen waa Akhlou Brick Paradise clash ne leen yéen dañ seen rap bi def lëw affaire yi xam nga oui donc yéen lan ngeen di wax ci loolu. waaye ñun yëguñ loolu sax am. waaw mais lan ngeen ci. léegi waaw loolu moo jaaxle c'est-à-dire que li ma ci bëgg a wax mooy. xam nga ñun bokkuñu ci aji ji nga xam ne dañ la naan cere ji tooy na rek ñu ne man la ñuy waxal léegi man boo may clash dama am tur am sant am nag esprit de grandeur boo xamante ni si tu me dis li ngeen di def dafa lëw duma ko jël di ko moom xanaa kañ nga ne ma hey Ara hey Deyza wala nga ne Akhlou Brick Paradise li ngeen di def du léegi ma su boobaa nag naa ne kii kat man la waxal. mais comme ni ñu koy waxee ci wolof junj doy na borom xel. waaw man li may tontu ci loolu mooy que par exemple tey jii ñun duñu doxewuñu diw clash na ma par exemple dañ ko wax sax suñu saaw ni Deyza da koy wax ñun man ak Deyza bi ba ngeen ñëwee fi di interview rek gis ngeen ni ñun da ngeen di foog ni sa jiboowuñ parce que clashante lañ dëkk tey jii pour wan la ni ñun clash comme matt yoo ci ñun loolu safuñu en fait pour muy rappeur rek ku mu mënti doon nga xam ni fi mu gën a ñaawee li nga gën a fi nga ko gën a mën a tibbee boo ko fa defoon ñun safuñu en fait loolu moo tax quoi c'est-à-dire ñun dañu nekk artistes yoo xamante ni mouvement hip hop bi tardé bi mu tardé ba tey gisuñ ko ci scène internationale gisuñ ko fenn loolu moo ñu metti kon d'accord ngeen ni hip hop Galsen bi dafa tardé quoi si dafa tardé quoi scène internationale dafa tardé quoi mu ngi yaa ngi dégg donc am na fu mu waroon àgg yow xam nga ko am na foo ko bëggoon mu àgg jamono ji boo yeewoon bëgg nga dégg artistes yi yu mel ni Akhlou Brick ki nga gën a bañ sax bëgg nga dégg mu àgg fa sori loolu nga bëgg noonu ci lañ ne nit nag mënul ne ci loolu ba pare tourner di lijjanti leneen lu sew donc te li ñuy wax rek instant bi ñun dañu nekk suñu âge yi bu àggee ci yenn âge yi dootuñu déglu parce que musique yëfi xale la hip hop rawatina yëfi jeune la donc balaa ñuy jël yenn âge yi bëgg nañ am fu ñu yóbbu hip hop Galsen loolu mooy ñu. loolu c'est intéressant. léegi Akhlou Brick ñu ne mooy dem Nigéria comme ni ngay jékki-jékki ne P-Square day ñëw Sénégal. affaire bi def buzz quoi oui. amul Sénégalais bu ñu naan day dem Nigéria rek waxuma ay États-Unis Nigéria waaw ci loolu ñun suñu rêve la quoi. c'est ça. demalante ak rapport waaw dañuy demalante nag mais kenn waxu la ni la dem nañ këram xam nga lu tax par exemple xaar ma yàlla xam nga bu ma ko waxee mooy lan mooy que ni ñun amuñu ak kenn problème ñun ñëpp lañ jiboo ku jiboowul ak nag loolu sa problème la tey jii ñun am nañ artiste bu mel ni Dip Doundou Guiss sénégalais yi dañ koy wax xam naa loolu ngay xaar sénégalais yi dañuy wax ni kii ak ñii lan moo tax ñu jiboo
Elzo jam doom boog seen kumpa day ñëw Mbuur bu ñëwee Mbuur sama gàlle nekk sama néeg nekk suñu toog di waxtaan ba ngoon saa yu ñëwee Mbuur day ñëw cafétéria ñu koy shout out books donc di la wax ni la am nañ jàmm ak rappeurs yëpp mais léegi lan moo nekk problème bi jàmm kay mooy sa waay na nga def ngeen déggante nekk ci jàmm bokkoo leen job nag déjà laa bokkal job ñoo bokkul liggéey kon man nag moom ñooy liggéey moo amee featuring ak Dip Doundou Guiss dama koy dox ba featuring bi mat ñu nekk studio liggéey li ñuy liggéey après bu ñu amee yeneen business def ko bu ñuy déggante di kaañoo ñu déggante bu ñuy mbalagante ñu mbalagante donc pour man loolu la ñu war a def musique sénégalaise muy man ak mbalax man ak rappeur man ak jazz man bi cela veut dire mënuñu nekk te jiboowuñ am liñ bëgg a am mënul ne fii ak jiboowuñ mënuñ am dara tey jii man am na koo xamante ni wala am na ñoo xamante ni par exemple mënuñ ma digérer mais pourquoi mënuñ ma digérer alors que dañ ma war a digérer pour nekk à l'aise parce que man dama leen di digérer pour nekk à l'aise sama xel du mës a nekk si ñoom man su may bind teg sama xel du dem ci turu kenn su may bind sound sama xel du dem ci waxu kenn donc loolu rek dal xel la donc àdduna booy dundee noonu da ngay dal xel mais bu fekkee booy bind texte rek man ngay xalaat dama lay tënk ba dootoo xalaat leneen yeah. aussi pourquoi jàmm war a mën a am damay wax rek ni comme par exemple la fois passée je l'ai dit mu wax ni suñu sëriñ yàlla yokku leeram muy Barham Diop doon na wax ne doomu aadama bés bu demee ba yàlla jékki-jékki jour bi bakkanam bi di dagg jour boobu la wërsëgam di dagg mais tant que mi ngi dund balaa moo dee lépp li nga xamante ne am na ko ci wërsëg ci kaw suuf da ko war a récupérer waa léegi comme que loolu la kay na gars yi séqi jàmm xam ni kenn ku ci ne di nga coob sa wërsëg rek. effectivement oui benn instant mais Akhlou Brick Paradise dafay drainer nga di foule surtout jigéen ñi nag xaw ma jigéen ñi en tout cas bari nañ xale yu jigéen ñi xaw ma nu mu demee noonu nag léegi parce que gis naa ni même ay grand théâtre même léegi stade sax da ngeen koy feesal bon lan mooy seen secret yéen au fait lan mooy seen secret xam ne gars yi dañuy fi mu ne déggee Akhlou Brick rek bàyyi gars yi bàyyi li ñu doon def dem stade wala ñu dem grand théâtre wala ñu dem Sorano ñëw wuy si massivement affaire yooyu Akhlou Brick Paradise lan mooy secret. ok loolu je veux dire que ni nee nañ dooley jën ndox la mais dooley rappeur ou artiste public bi la donc on tient à remercier ci boppam ñi nga xam ñooy briques yi en premier lieu remercier ñi nga xamante ni ñoom ñooy public hip hop Galsen mélomane yeeg ñëpp que ça soit xale ba ci mag ñoom ñëpp de 7 à 77 ans ñu ngi leen di bëgg di la wax rek ni la c'est pas peut-être que ni ñoo aay ba mu jaaxal jaamu yàlla yi. non da ngeen aay nag da ngeen aay sinon gars yi duñ leen topp. waaw mën ngaa aay boo aay sax te yàlla gërëmu ko du dem moo tax yàlla ne jàmbaar amul ku yàlla gërëm rek a am donc peut-être que liggéey bi rek la yàlla gërëm mooy li ma yéene Arafat moom la ma yéene li Arafat yéene boppam moom la vice versa loolu la yàlla gis gërëm ko pour mu mën a dem li nga xamante ni ci kanam la xataa nag affaire bi donte liggéey am na ci mooy di job à chaque fois pour bëgg affaire bi gën a dem kanam quoi j'espère bien que ni loolu rek peut-être moom mooy secret bi quoi. Ara alors lan mooy secret bi loolu la donc wax de lépp quoi kon wax de lépp quoi léegi jëw Akhlou Brick Paradise des politiques. waaw. ngeen politique. waaw. fan ngeen bokk ban kii ngeen ban parti ngeen bokk. on a l'art de gérer la cité c'est la politique vraie définition c'est-à-dire on ne fait pas la politique politicienne. politicienne man mënuma bokk ci parti c'est pourquoi man ak politicien bi dañu ute ni ñu utee mooy man su ma wootee stade. man mi wax politique waxuma politique boobu de. xaaral moom politique bi nga xamante ni bi Sénégal la waaw bi ñax Sénégal xam naa l'art de bien gérer la cité quoi wax boobu ñoom tout moom ñëpp na ñun ñëpp on est des politiques mais politicien là je dis pas politique politicien quoi. waaw je sais c'est politicien bi nga bëgg a wax. non wax dëgg yàlla ñun duñu ci bokk dañuy ute ak ñoom tu sais pourquoi. parce que tey je compare quand on organise un concert woote stade duñ la may t-shirt duñ la jox car duñ la jox xaalis pour nga ñëw au contraire yaay jënd suñu t-shirt ut sa car jënd suñuy ticket ñëwal ñu massivement kon man ak moom man ak politicien bi nga xamante ni peut-être bu wootee il paye day joxe t-shirt bi joxe car bi fay la xaalis nga ñëw pour déglu ko donc man yaakaar naa politique bi may def
moo ma ëppal solo que ma dem virer ci beneen politique. Il ne faut aussi pas comparer travailler avec un État et travailler avec un parti politique. En dehors de tout, nous sommes citoyens comme tout le monde. On a le droit de voter. xool ku ñu neex dem dugg ci mbañ gàcce jël la voter la ne diw mi kat laa bëgg a fal mu nekk pour yow est-ce que yaa ngi may comprendre ñu nekk ay citoyens on a droit de respecter le président mais aussi le président a le devoir de nous respecter c'est-à-dire li latin yi di naan vox populi vox dei la voix du peuple c'est la voix de Dieu donc kon ñun tamit am nañu droit bu ñu gisee mu nice ñu ne ko ah moom président nice na waaye bu naayisul ñu ne ko naayisul. kon su ma déggee bala may wax loolu sax yow moom da ngay politique. waaw damay politique kay politique sànq maa ngi wax déjà dagg xam nga wax na l'art de gérer la cité affaire yooyu loolu noonu rek mooy suñ politique donc fi may waxee moom foofu lay waxee moo tax ma bàyyi ko mu continuer donc ñun mënuñu def beneen politique bu dul Benno Manko defar hip hop Galsen. mooy seen parti quoi seen coalition bi wax nga ko après wax nga ko déjà wax nga ko bu ngeen gisee président def loo xam ne si nii du yoon da ngeen naan ko président li nga def du yoon bu ngeen gisee mu def loo xam ne si nii lu baax la ngeen ne ko président lu baax la mais kon comme waxu leen ne président lu baax la wala lu bon la yéen dégguma ngeen wax ne président lu bon la quoi. da ngeen ne président lii baaxul. ñu ne président lii baaxul cela veut dire non ça xaaral maa ñëw cela veut dire que kon lépp dafa dox quoi ici au Sénégal gisu leen fi loo xam ne si nii c'est négatif déggu leen ma de dafa wax moom dafa wax ni en fait ñoom yéen bu ngeen gisee ne lii baax na da ngeen naan lii baax na bu ngeen gisee ne lii bon na da ngeen naan lii bon na mais waxagu leen ne lii bon na cela veut dire que lépp dafa baax fi au Sénégal non dafa am ci benn phase bi nga xamante ni fa lañ nekk balaa ngaa digle cangaay day fekk nga set te daa am ci loo xamante ni ñu ngi ci nekk ba pare te kenn du dawal ñaari mbaam. mooy suñu hip hop bi jagadi bii te waxante wuñ dëgg yaa may comprendre. ci loolu la ñuy politique pour bëgg ko avancer loo. à la place li nga xamante ni moom la ñu wóolu nit ba teg ko ci nguur teg ko pour muy def ay affaire am. loolu peut-être bés bu nga xamante ni jot na pour ñu nga xamante ni wàcc ci terrain bi dem kaas ko def ay affaire ñun dinañ ko def mais ak par une autre manière quoi c'est pas parce que dañoo war a ñëw rek jël suñu xeer sànni def lii def naa non. mën naa am concept boobu xaal boobu dikkalaguñu te bés bu ñu dikkalee ci jamono it ñu wàcc ci terrain pour def ko est-ce que je me fais dafa am loo xamante ni moo jiitu mënuma am sama góom bu ngand dem di woo ko picc jàmbur góom bi fi nekk mooy nan la ñuy politiquer suñu hip hop bi ba ñëpp mën ñoo dégg nan la ñuy dem ba nit ñi war a mën a jot ci seeni droit au niveau de du SODAV ou bien yenn affaire yenn yoo xamante ni bëri na ci dëkk bi nan la ñuy def ba am disque d'or nan la ñuy def ba politique boobu ñu war ko mën a def di jaay suñu album à temps donc lu ci loolu la ñu war a mën a nekk instant bi nag ci loolu la ñuy nekk di dox dans vos clips dañuy gis beaucoup de luxe luxe bi bâtiment yi nice xam nga salon yi nice oto yi nice pourquoi ngeen choisir loolu quoi comme si Sénégal xam nga c'est un paradis xam nga nice dëkk bu nice alors que affaire am na yeneen parties yoo xam ne war ngeen ko mën a wane quoi ñu xam ne Sénégal lii la quoi mais dañu gis ne côté luxe bi rek ngeen di wane quoi pourquoi ce choix. est-ce que xam nga ni lépp loo xamante ni doomu aadama moo koy xool moom ni mu koy concevoir moom moo koy jox tur bi mu ko bëgg a jox. par exemple ara luxe moom ñëpp xam na ne luxe la li ma bëgg a wax mooy que ni tey jii gis nga yow yaa xool oto rek oto même bu dee oto bi gën a tooy ci àdduna bi nga ne lii luxe na loolu sa yow ni nga ko gisee la yow par exemple yow yaa jugé loolu xanaa xamoo ni tey jii sàkket bi nga xam ne moom lañ am par exemple village yi ngeen di dem nii par exemple boo seetloo même clip yi daw léegi trace lépp ci atmosphère boobu lay ne xam nga loolu li waral loolu mooy léegi àdduna bi loolu la jàppee luxe parce que loolu moo dem ba raar loolu moo dem ba nga xamante ni construction bi nit ñi niñ koy defee da ngay sentir ni borom kër gi ci boppam moo sàkket bi teg bi nekkul lu mu fay dem woo ay nit ñu ñëw defar ko dem mu am expertise bu ngand donc ñun ci boppam man Akhlou Brick Ara man loolu laa jàppee luxe gis nga te en plus dafa am beneen affaire bu gën a garaaw mooy même sa biir son am na sa benn son booy wax xam nga bëgg naa oto fa mu luxe xam nga loolu am xaalis xam nga loolu yëpp voilà donc nag bu ñëw final ma xam nga luxe bi ñu ko gisee Ara mooy jël la vie luxueuse par exemple yaa wax loolu sa son quoi xaaral des dañuy jox moo bu ne importance am tey jii buñ demee ci Larousse
moom moo ñuy wax ne ñu luxe mooy lii dañ koy nangul loolu parce que ñoom ñoo d'accord ne loolu la mais ñun ni ñuy concevoir la ñuy xool léegi ñun ñu nangu ni par exemple dañuy def clip Saly ngeen war a nangu atmosphère bi ñu dëkk ñun muy Saly nga xamante ni par exemple ci li ñu wër noonu kër yi ñuy nekk foofu ñun fa la ñuy fréquenter kër yooyu ngay gis fa la ñuy fréquenter suñuy copains soit ñooy dëkk ci kër yi nga xam ne bu ñuy def vidéo daf ñuy yomb ba nga xam ne bu ñu bëggee dugg ci benn kër dañuy ñëw rek dugg woote daal di dañuy def fii clip donc c'est différent avec ki nga xamante ni par exemple day jóge Dakar balaa muy am maison yooyu sax dafay déplacer woo la ne la dama bëgg a ñëw def fii day donc da ngeen di nangu loolu benn ne ñun ci atmosphère boobu lañ dëkk ci biir côté boobu la ñuy fréquenter à moins que dañuy def ci ay clip suñu première vidéo seetaan nga ko Sénégal let's do it nan la mel. bon mooy bokkul ak bi ngeen def ci àll bi quoi. bu ñu def léegi ngeen di nekk ñun ci kër. non mais non attends mais clip boobu c'est trop c'est archaïque. clip boobu dafa yàgg est-ce que seetaan nga c'est possible. dafa yàgg non clip boobu dafa yàgg. waaw c'est possible seetaan nga mais 2013 mais léegi seen clip yi ngeen di wane yëpp. 2017 suñu clip bu tudd c'est possible ñu ko defee ci mbedd yi wane li nga xamante ni mooy ay gàlle yu. non en tout cas li ngeen wane luxe moo ëpp que li ngeen di wane ci affaire yi quoi. te li ma bëggoon mu indexé fa laalu ko mooy te dafa facile comme bonjour mooy que ñi boo ñu gisee ñu clip def luxe da ngay déglu thème son bi xam ni duñ ko def mukk ci sàkket mooy xale xaalis ku am xaalis du dëkk ci sàkket xale xaalis faw nga dem ci fu luxe xam ni xale xaalis mii. mais après bu ngeen génn benn son gën leen xale pauvre quoi après ngeen def si benn xale pauvre mooy c'est possible bi mooy ki nga xamante ni pauvre na nga ne ko bu ñu xëyee am bon benn kaasu café pour ñoom suñu life lépp peur rek ragal am doom yorin jafe te man amaguma njëgu seere lekk ci sa làmmiñ ñu doom dégg nga yaay xanaa ñun sombi rek la ñu war a lekk donc foofu da ngay gis ñu wane pauvreté bi donc kon way nañ loolu. léegi beneen sens bi ma la doon expliquer sànq ne la xale xaalis duñ ko tourner clip ci comme day faux. c'est-à-dire dañu waa ñii moom waa kay nga duggaat ci beneen clip bi nga xamante ni mooy I'm so sorry. un quelqu'un bu divorcé ak jabaram xëy dem bureau xanaa ki nekk ca bureau ba yor ordinateur MacBook teg toog yor otoom war a dawal dëkkul ci sàkket mais faw kon kooku nga indi ko ci luxe pour wan ko ni ko lii mooy image bi lii la son bi di wax tontu ko fii bu laajee li nga xamante ni nag mooy dañoo war a dugg ci xóot nekk ay gangster comme Benny Alléluia ñu wàcc ci terrain bi dugg bar ñi jàkkaarloog mala yi fii daw génn dem ci lagune bi daw donc pour wane ni lii tamit réalité la c'est-à-dire que bu ñuy jàpp ni waa ñi ñoom lii rek la ñuy wane lii rek c'est pas ça mais ça day fekk ci concept son bi loolu ñëw bokk ci moo tax ñu jël ko wane. ok sama gars yi yéen a ko déggandoo gis nga gars yi tey dañ ma seqan di ma sot xam nga. sot nañ ma quoi di ma jéem a gaañ quoi mais xam nga man robot laa quoi man affaire yi xam nga tàmm naa ko mais nag du ma leen bàyyi de. non bu kiitee instant bi daa bëgg a bàyyi émission bi lay kiitee léegi dem. ayca ñu ñëwaat du ma leen bàyyi wax naa ko sànq xale jigéen ñi topp na leen yow ñaata gem nga am. kan man yow. man benn. daanaka wóor te du gerte sax. non xam naa da nga wax benn parce que après ku dégg ku ko ci ñoom ñëpp ku ko ci dégg lay jàpp ne moom la quoi. maa ngi may teg xel. non benn la c'est-à-dire su ma ne sujet di benn la. dafa xees wala dafa ñuul wala. non garaaw. c'est-à-dire que ni xam nga man bu ma àdduna xamalee lépp. su boobaa damay mujjee doon fànk daan. boo waxee dafa xees wala dafa ñuul duñ xam kan la quoi. en tout cas daal lenn dinaa la ko ci wax. waaw lenn moom dinaa la ko ci wax. loo xool ci moom gis ko ci. non mënul xees ñuul. ah non c'est-à-dire loo xool ci moom rek c'est-à-dire que ma dama koy gis sax yenn saa yi mu ñuul ba ma ne waaw kii ñuul na de yenn saa yi ma gis ko mu xees. est-ce que dañu sax di xeesal kon yow benn nga ma. benn kii moom mu mujjee mu ko mujjee laaj moom di 11 la ma waxoon ni ma bàyyi woon ne 2 yi sax léegi ñu de dessin ara loolu nga ma waxoon ah. loolu nga ma waxoon. 11 la woon après bàyyi bi 2 léegi 9 moo des quoi. non kenn ki laa bàyyi ci 11 yi mu des 1 xam nga ñaari 11 ñaari 1 la boo bàyyi benn nga dindi benn 1 bi nga jël non da nga xam da nga bàyyi après 9 bi des. ñoo bàyyi benn 11 bi rek mu des benn non grave. alors léegi gars yi comme xam naa léegi ñu ngi ci cappaandaw bi émission bi pratiquement jeex na du ñu def rek lu dul bàyyi sama gars yi xam nga ñu jéem a ñu dem ci mot de la fin mais mot de la fin bi dama bëggoon xam nga. bu ngeen waxee gars yi ba pare xam nga si jàll seen message après ku nekk may ma benn freestyle bu ndaw waaw après mais nag sama choice bi laa bëgg quoi sama choice sax dama bëgg wax ma sa choice kii wax ma sama choice xam nga mooy loolu quoi non il faut ñu wax ma choice yi quoi xam nga affaire yi xam nga
ok. mot de la fin. mot de la fin bi mooy ñu ngi remercier ñi nga xamante ni tey ñoo ngi fi ñëw muy waa Leral Net di leen remercier ci interview bi parce que lii c'est intéressant parce que lii lépp mënuñu ko wax ci son vous savez donc kon nekk na loo xamante ni lu am njariñ la aussi li nga xamante ni amul ci njariñ xataa peut-être suñu coobare la waaye li ci rafet yépp yàlla moo ko wax ci ñun waaye du ñun ñu ci ziar suñuy muxaddam suñuy sëriñ waa Sénégal kilifa diine yépp aussi di leen ziar di leen ndokkeel encore une fois di leen wax ni leen kontaan nañ man la Deyza Kala from Akhlou Brick Paradise di wax ni ngeen xaar fii ak tuuti rek incha allah y a beaucoup de choses yu war a ñëw quoi c'est ça. alors. waaw maa lay charaat Mahfouz di ziar tamit sa waa équipe yëpp. di nuyu képp koo xamante ni internautes yëpp yi ñuy seetaan si leral.net defe naa tey leer na quoi donc leer na net na donc loolu la woon may ñuy wax que ni rek bu fekkee wax nañ fi loo xamante ni waa donc dépassé na ñu ngi jégalu bu baax di xam ni suñu bakkan lañ ko waxee rek donc loolu la ñu ngi si shout aussi briques yi yëpp ñu di shout à BFO yëpp di leen wax ni RV ci mois de septembre incha allah donc Akhlou Brick mu ngi ñëw ci mois de septembre bi ak ci mois yi ci topp yëpp ay tournée wala ay tournée nationale wala internationale. waaw am nañ tournée nationale buy débuter en mois d'octobre tournée boo xamante ni ci Thiès lay démarrer dem Louga dem Diourbel dem Diourbel ak Kaolack fépp ci Sénégal incha allah mois d'octobre Akhlou Brick dina fa wër mais balaa boobu Akhlou Brick dina ci ñëw ba pare incha allah. incha allah doon benn freestyle. ok. lu mu bëgg ban freestyle la bëgg. comme ban genre nga bëgg. freestyle ego trip wala ego trip non ça dépend si yow fi nga gën a kii ak fi nga gën a kii nag boo gën a sentir rek quoi. ok léegi Raf baa ma jox ko benn action bu koy xam. ok waroon nga wax lu tax maak ñoom ñu uute man damay jouer ak public ñoom public bi def leen poupée wuute like ñooy def like Stromae buy woy papa uute ara Deyza nguur jigaan dembak di pont siri ki suuke ne ñi may clash arak Deyza ci lañ dëkk ibaadu ci neige mënoo fexe booy ba ma sol lu cëkk nee leen booy teewal mbedd ci mbedd rek lañ lay tooñ yaay buuru gém bi ak mbedd wan ma seen kayitu koñ wusal mat na am ci mat na arab dooral ba benn freestyle kooku la man mais il faut nga door mu bàyyi freestyle non dooral non il faut nga door mu bàyyi raf quoi bàyyi naa fi ñu lay bëgg gars yi ñu lay bëgg ni gars yi mu door freestyle non Deyza rek ay freestyle tey moom nice quoi kon gars yi da ngay décevoir gars yi parce que gars yi si gars yi ñu ngi lay xool nii xam nga gars yi instant bi gis nga ni wax naa ko bañ na. ci man sa loolu rafet sa lu rafet loolu nga leen ngay wax rek naan ay sama chargeur iPhone 7. non bàyyi naa chargeur iPhone 7 léegi xaaral ma may benn affaire. non dama doon tooñ rek. ok chaque tabaski nga am xaar korite nga am échantillon mattu gaynde riis ni yow moo leen pic kii jub taps daf koy jur de Ligue des champions ne woon naa la game bi newul olympique #ADBD 17 du ñu bàyyi dóore jox ma microphone bi ma check bu dul man du góore tey ma fay si wut bi seen det jox la lu xat koore haters bu ci xaar suñ defet naa la jaal ba doo siiñ doore. boobu xaat la lan mooy sa choice. sama choice comme Sarata. te day simple ample la cheap albaraka. yow lan mooy sa choice. day am feeling ci catu karaw ba ci weewu tànk dafay killing. sama choice day like shopping di shine like a diamond di takk bëling. yéen a ko dégg gars yi man sama di danga. day muuru di danga. ñaar yëpp ñoo sama choice dama jël seen ñaar yëpp. donc adee gars yi kon yéen a ko déggandoo. Akhlou Brick Paradise la woon ci leeral hip hop Galsen seen émission bu bees bi nga xamante ni bii mooy 2e numéro bi chaque lundi lañu koy dóor xam nga juste pour xam nga jàppale hip hop xam nga wane hip hop Galsen fi mu toll xam nga tam dañu ko war a yëkkati internationaliser ko donc moom moo tax ñu jël concept bi génne émission bi liggéeyal hip hop Galsen gaa yëpp ku nekk gis ci bopp et puis dinañ invité yeneen rappeur muy góor muy jigéen bàyyiwuñ kenn old school new school ñëpp la ñuy invité képp koo xam ne yaa ngi ci hip hop rek yaa ngi ci biir émission bi sa émission la di béggee bu baax sama équipe bu nga xamante ni du ñu sonn du ñu taay chaque jour ñu ngi ak man di
tourner affaire yi métti xam nga yéen a ma gën a xam quoi ci tournage yéen a ma gën a xam ni métti donc di jaajëfal sama gars yi Ara ak Dyson di big up aussi Wantit aussi ku baax la dalal nañu donc Wantit One waaw bégal moom tamit dalal nañu donc ñu ngi koy remercier bu baax di remercier ñëpp di remercier aussi mbokki internet yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan leeral point net di leen jaajëfal big up